asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu di leen sant di leen dalal ci studio iRadio ITV bu groupe E-Media Invest di leen mbégte tey di waxtaan ak yéen ci réew mi am tamit ñi nga xamante ne ay kàngam lañ ci réew mi ñu xamee leen seen i bind xamee leen seen i xam-xam xamee leen seen i xarañte ci li ñuy def ci réew mi. am yenn confort yi baax na mais am yenn confort yi ci yenn bërëb yi te ñeneen ñi amuñu ko war nañ koo seetaat. soo seetee nu ñuy traduire développement d'accord naa wér-gu-yaram gi war na dem njàng mi war na dem modèle de vie bi war na changer mais dafa war a nekk développement boo xamante ni day ànd ak sunu dundin ak sunu doxalin muy def ndànk-ndànk lii Thierno Ba di wax développement dangay def benn pas avancé beneen bi fekk beneen ba donc loolu defe naa ni bokk na ci lu nu téye mais bu fekkoonte ni bi ñu jotee indépendance ci vision bu njëkk bi ñu yoroon mooy maanaam xam ni ñaari milieu lu ñu am mooy fii ñu ngi koy wooyee kaw xëy na kaw la walla du kaw mooy fii tamit duñ koy wooyee taax yi ñu seet naka lu ñuy amee développement bu équilibré boo xamante ni benn boor bi du dem beneen wàcc benn ba léegi benn bi mu demee te bàyyi beneen ba tey ñu ngi dund conséquences yi mooy lépp loo xamante ni for nañ ko ci alal ci investissement ci institution lépp dankaloo ci biir ndakaaru ñu fàtte ni biir ndakaaru rek bu avancé walla yenn grande ville yi te ñu bàyyi kaw ga bu boobaa tamit du sotti et c'est la réalité aujourd'hui moom lu ñuy dundee tey mooy tey ñépp a ngi nii yaakaar ni fii la bàyyi fale te fii tamit dem na ba nga xamante ni xat na mënatuñu dem mënatuñu dellu te laa xam naa daañu ci àgg gis nañu mbir mi ak conséquences yi. Boubacar Bari gis nañu li xew ci réew mi chef de l'État naan dinañu jëlaat 350 milliards par an réorienté ko ci jeunesse bi te gis nañu Ndakaaru pratique ba xale yi baa ngi fi xale yi nekkoon ci àll bi bàyyi nañu àll bi parce que dara mu fa ñëw tënkaloo Ndakaaru yaakaar na lépp ci dëkku taax yi la mën a amee te indépendance ba léegi programme développement kenn xamul ñaata la jël ay milliards et milliards def ci kenn xaymoo ko sax ñaata ju dugal ci loolu ba léegi nañuy continuer ndool li waral échec boobu. waaw Alassane maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi ngi defal defe naa c'est pas la première fois may ñëw fii damay bëgg toujours su may ñëw su may répondre ci seen i invitation. c'est le bienvenu. tey tamit nga boole ma ak suma jigéen maa ngi koy gërëm di ko sant. Yetta Sow la nag xam naa ni suñu génnee naa ko jox benn saaku ñebbe mu yóbbaale kër ga. wante aussi maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ñuy déglu. ak ñi ñuy seetaan laaj bi nga ma laaj nag laaj boo am solo la parce que dafa fekkoon ni sax man sam bopp ak ñeneen toog nañu di ci weccante xalaat ba am luñ ci commencé tëgg bind pour jéem a xool est-ce que problème bi moom mooy génnee xaalis dugal ci walla problème bi mooy def ay changements structurels naka lan la ñu war a mën a wëlbati pour que mbir yi jaar yoon loolu mooy question bu njëkk bi tey soo xoolee dama yaakaar ni modèle de développement yi ñu jël yëpp yu ci tey suñ doon def diagnostic bi mën nañu wax dañoo échoué parce que réew moo xam ne fa mu toll woon ba muy am indépendance en 1960 60 ans après mu toll fii mu toll mooy am na lu bari lu ñu raté li ñu raté mooy lan ak naka lañ ko mën a defee naka lañ ko mën a tëggaatee ba mu taxaw ci loolu la ñu war a waxtaan. nit ñi beddeeku nañ ci àll bi ñiy dugg ci gaal yi des ci géej gi ñiy rëcc dem kii parce que nit ñi yaakaar nañ ni dem di liggéey ci ay toolu tamaate en Espagne wala ay toolu agrumes orange ak nangam loolu moom mais loolu mën nañ ko def fii mais dañoo war a am des politiques yoo xam ni elles sont incitatives moom mooy dañuy pousser nit ki mu mën a gis li nekk fii mu mën cee def li mu mën mais mu gis ci boppam loolu nag mooy problème réew moo xam ni am na ndox am suuf yàlla may ko jant suñu mënula am suñu mënula produire lu leen doy da leen neex
tey tamit yaakaar naa ni fi ñu toll tey ci réew mi jël 300 milliards dugal ci lu baax la mais balaa ñoo dugal 300 milliards yi nañ xool projet yi nga xam ni déjà ñi ngi nekk en place yi nga xam ni différents ministères yi ñi ngi koy mettre en place jéem a trouver benn cohérence ci financement yooyu am na ci ay projets yu bëri yoo xam ni tey suñ ko xalaatoon bu baax naka lañ ko mën a defee yaakaar naa ni jafe-jafe yi ñuy am dinañ ci génn rapidement te du soxla ñu def ci lu tolloog 300 milliards parce que dañoo war a xool li ëpp ci population sénégalaise lan la ay ndaw lañ. am nañ kàttan au lieu ñu nekk Ndakaaru di def yenn métiers yi nga xam ni pratiquement duñ ci mën a jëlee dara nekk ci tali bi di jaay ay mouchoir di daw diggante oto yi di jaay ak mouchoir c'est pas que dama ko xeeb de mais damay jëm a wax rek li nga xam ni moom sama xalaatu bopp la. nekk ci tool yi béy moo ëpp solo. mën nga cee am lu am solo léegi danañ àgg ci naka lañ ko mën a tëggee naka lañ ko mën a defaree parce que aussi pour nga béy xam-xam la dafa laaj nga jàngat ko xam nga mënoo nekk boulanger te dugaloo sa loxo ci biir farine bi donc mënoo béy tamit te amoo xam-xamu mbéy mi te dañ ko war a changer xale yi dañ leen war a tàggat da ngay gis école de formation nit ki génn mais mosul def pratique. xam na lépp lu ñu bind ci téere yi mën na la ko taril A ba Z mais soo ko tegee ci terrain bi xamul sax fa muy commencer ak fa muy mujjee nga yóbbu ko ci benn terrain nga ne ko lii ñaata à peu près yow ban superficie la nit ñi xamuñu sax luy hectare dañuy wax rek donc dafa am nit ñi dafa am lu ñu leen war a tàggatee dañoo war fexe ba nit ñi xale yi ndaw ñi mën a delluwaat si àll bi ñu créer leen infrastructure yoo xam ni danañ ci mën a béy léegi lañ ciy béy tamit danaa wax naka lañ ko mën a defee ba ñu mën cee gis seen bopp. parce que képp ku yeewu doomu aadama bu yeewu suba ba jant soo il faut nga am loo lekk. la ngay lekk nag su dee dañ ko produire fii moo gën donc am na un ensemble de politique boo xam ne dañ leen war a mettre en place rapidement te ñu bàyyi di def ce que j'appelle l'administration du développement il y a trop d'administratifs dans ce pays là. loo wax ñu ne la administrateur non il faut arrêter. il faut arrêter on peut pas avoir benn usine boo xam ne ay administrateur rek lay créer lan mooy seen valeur ajoutée dafa toll foo xam ne dañoo war a taxaw seet est-ce qu'on a besoin d'une administration du développement ou on a besoin vraiment d'un développement réel et que naka la ñuy jëmee ci développement réel yooyu mooy question yoo xam ni am na solo ñu xalaat ko. yow yaa ngi ci terrain bi. te ñu bëri ngay confronter fa man liggéeyal ay jigéen lañ te am nañu solo ci loolu. mais dafa mel ni réew mi dañu xaw néewal jigéen ci mbirum projet de développement yi parce que yenn saa jigéen leen jël pour ay folklore ak ay seen i meeting yi bu ñëw financement yi bu leen jox da leen doy te jigéen ñi ñoom ñëpp xam nañu jigéen fu mu dugal loxoom. ñu boole ko ci mu xam ko mun na changer réew. waaw maa ngi ci terrain bi di liggéey ak jigéen ñi mais man damay liggéey ak communauté bi yëpp comme ni ko bari waxee léegi soo seetee seet jigéen ñi tey seeni problème ak seeni problème yi doom benn la ndax jigéen lu mu am doomam a tax mais bu fekkente ni amuñu benn doxalin boo xamante ni wóor nañu ko li ñu yor ndax comme ni ko bari waxee bu fekkonte ni tey ci terrain bi suuf si ndox mi jant bi ressources humaines yi maanaam nit ñi baraay yi su fekkonte ni duñoo toog ak terroir yi duñoo war a jàng di wax di communiquer ak terroir yi duñoo war a dégloonte kenn mënul sukkandiku ci kayit bind projet même bu ñu amul woon jaar-jaar danga war a xam ni ñi fa nekk ñi ngi dund modèle bu ñuy dundee naka ngay sukkandiku ci modèle boobu ànd ak ñoom di soppar ñi bu boobaa daañu mën a waxtaan ñu xam ni jigéen ñi effectivement
am nañu place ci biir mbir mi. maanaam ñu bàyyi tëju Ndakaaru rek bind projet yi ñëw ne la li ngeen war a def. exactement ñu toog ak jigéen yi jël seeni xalaat ak ñoom naka la ñu gisee développement waxtaan ak ñoom. voilà ñu bañ a traduire. Banque mondiale FMI non politiciens yi di dem di def ay meeting lu ngeen soxla li ngeen bëgg déedéet lu ngeen xam lu ngeen bëgg lu war a doxalee ci kanam du ñoo war a xam ni ñooñu ñi ngay dund di dundal seen bopp. ci seen dund boobu naka lu ñuy àndee ba soppar ñi jigéen ji mën a am place am xale bi mën a am place am ku mag ki am place am bu boobaa lu ñuy wax maanaam jëfandikoo ressources yi mooy alal bi suuf si ak ndox mi daañu xam naka luñ koy séddale ñu gunge leen gunge bi nag nekkul comme ni nga ko waxee jóge ci kaw ni lii la déedéet ay nit ñu ci màcc ñu ànd ak ñoom ba génnee seeni soxla seen soxla ci wàllu mbéy seen soxla ci wàllu jiw seen soxla ci wàllu formation seen soxla ci wàllu transformation mooy industrialisation rurale. fekk sur place la xale yi duñu jógee ci seen terroir seen walla ci wàllu ay tàggat ci formation donc loolu suñ ko defee mais en même temps ñu seet ni lu ñu bay bu ñu contrôlé wul circuit bi bu mu jeex bay jaay. mooy chaîne de valeur bi consommer au niveau de la sous-région du sotti da ngay seet tey pomme de terre bi par exemple. waa ñaay tey ñi ngay jooy def nañu seen pomme de terre bu mu rafet. mën nañu ko jaay. mais tey ay boromi alal lu ñu jox suuf def pomme de terre am kattan wut fuñ ko denc ñale amuñu ko. donc tey def nañu xale nag gis bëgg pantalon bëgg rajo bëgg takk jabar bëgg bay te jaayul fu mu jëm jigéen ji moo fay des te système boobu mooy rey jigéen ñi. su ko defee xale yi jël seen bagage ñun du ñuy dem jigéen ñi duñu leen a jay ba mu jigi man dama leen di yërëm du ñuy foog ni lu nekk nun mën nañ koo def nun jigéen ñi mais am na lu ñu mën a def am na loo xamante ni fokk communauté bi yëpp jàpp si. bu ñu defarul xale yi ba xale yi jekku nun ñëpp ñu jekku xale yi du ñuy mujj dem jigéen ji moo fay def di daw garage di jaay di def culture de case finalement surcharge bi feebar yi lépp foo koy jàpp donc bëgg nañu suuf bëgg nañu ndox bëgg nañu alal mais nañu am démarche boo xamante ni bu équitable nga xam ni communauté bi ci boppam mooy naat mooy am te loolu mënuñu ko def te sukkandiku wuñu dama bokk ci ñetti kuréel yoo xamante ni walla sax ñeent am na yu ma ci jàngat suma kuréel gu mag mooy ENDA Tiers Monde affaire dégradation environnement bi ñuy wax tey mais c'est depuis les années 70 la ko ENDA wax attention def leen ndànk kenn du déglu loolu grande école la boo xamante ni jàngat lu bari maa ngi bokk ci beneen kuréel bu ñuy naan IPAR initiative prospective et rurale nga xam ni day gëstu lu xew tey lu nar a xew ëllëg surtout ci biir monde rural bi génnee ay proposition te ONG yi fi nekk yépp du ñuy faral di génne ay proposition maa ngi bokk ci beneen kuréel société civile ay juriste ak ñépp gëstu ci wàllu suuf si génne ay proposition mais lu ñu génnee bu ñu amul déglu bu ñu amul échange bu ñu amul ñu xam ni ñun ñépp l'homme politique buy wut place ngir diriger ak ki toog nañu xam ni ñun ñii bokk ci société civile bokk ci ONG yi institut de recherche yi ñun ñépp ay sénégalais lañu te ñun ñépp du ñuy réclamer un bien-être pour les sénégalais. Absolument. du ñuy créer emploi ak seeni milliards ñun du ñuy créer emploi. man ci suma wàllu bopp kuréel bu ma yor moo gën a tuuti ci ENDA mais tey ñi ngi fay 40 jeunes yoo xamante ni ñu ngi ci noonu bokkul nag ak li mu néew lu ñuy investir ci terrain yi auprès des producteurs tey su ma seetee bi Covid bi feeñee ils ont distribué 2 sacs de riz 10 litres d'huile ak macaroni ak saabu xoolal rek ci famille monde rural. bu fekkoonte ni président a mis 1000 milliards ci nu ñu wax léegi loolu tey
est-ce que ba léegi moo yore baykat yi. déedéet. donc am na fu ñu dund. am na fu ñu jàpp nañu seet. foofu la ñu war a xool di jàppal leen foofu boobu lu ñuy def. te mu leen di dundal naka luñ koy yaxanale naka luñ koy defee def ay école de formation comme ni ko bari waxee à proximité décentralisée. université yi ñu bañ a dankale ko ci benn place. bu coow amee xale yi ak seeni inquiétude ñoom ñëpp ñu génn mais bu ñu ko tasaare woon fexee ba nga xamante ni ay université loo xamante ni nun duñ koy wooye école terroir nga xam ni dangay dem université jàng théorie le lendemain dans 15 jours nga dem jàng ci sa toolu baay naka lu ñu koy defee naka nga koy appliquer wala ñu jàngal la mécanique nga nekk koo xamante ni sa baay dafa yor forjam ngay delluwaat di expérimenter di évoluer bu boobaa daañu wax ni ñi ngi ci développement pas à pas. monsieur Barry gis nañu nguur yi bëri nañu programme ku fi ñëw indi programme am Abdoulaye Wade na fi Goana plan REVA Macky Sall ñëw PUDC mooy DER Promoville affaire yi est-ce que programme yooyu ñu jël boole na ci askan wi seen bopp ñu xam lan la ñu bëgg ba dañu tëgg seen bureau tëgg seen programme indi ko def ci ay milliards te gisuñu résultat yu probant ci terrain bi parce que boo jëlee PUDC par exemple am nay forage yu bari ñu ubbi dafay moulin à mille boo yóbbee moulin à mille benn dëkk kenn mënu fa dalu moulin à mille boo demee gars yi tëj moulin à mille bi bâche ko toog foofu. waaw mooy li ma lay wax mooy li ma njëkkee woon rek ci début bi dañooy est-ce que mas nañoo toog ñu ne xaaral programme bi dañ ko fi dawal pendant X années xaaral ñu saytu ko ñu évaluer ko sérieusement est-ce que loolu am na fi dañuy jël programme transformer ko defaat joxaat ko beneen tour affaire bi di continuer loolu moo fi gën a bëri. ñu ne 4x4 yu bëri. dépense bu ñu fa xaalis bi yëpp. salaire bu ñu fa directeur bi sax loolu laa lay wax c'est indécent. loolu laa lay wax administration du développement. loolu lay wax administration du développement c'est-à-dire la jëm ca baykat bi. as tuut la comparé ak li des ci bureau yi. naka la ñu war a mën a def xam nga loolu la ñu war a xalaat naka lañ ko war a doxalee tey su doon dañuy conseiller ñi nga xam ne ñooy jël décision. yan conseil xaaral ma fay tel. yan conseil lañu jox. su yan conseil lañ mën a jox nit ñi. ba nga xam ni ñoom danañu ci mën a génn. xam nga tey soo waxee ñu ne la li ñu béy nañu mënuñu ko jaay wala amuñu fuñ ko jaayee non la question n'est pas là ça c'est un faux débat. la question est où fu mu nekk. déglu ma wax la tey suñ defoon xam nga dañoo war a changer approche dañoo war a am ce qu'on appelle des entreprises familiales rurales. wala dañoo war a am des entrepreneurs ruraux. ay nit ñoo xam ni ils sont du début jusqu'au bout de la chaîne. Il y a des intermédiaires mooy pour infrastructure production commercialisation transformation commercialisation. Qu'est-ce qui empêche les Sénégalais de se dire de manière très simple. ci wolof waaw. waaw nan moo ñuy tere ñun Sénégalais yi ñu toog ñu ne léegi au lieu ñu def dëkku kaw gi muy fu ñuy béyee rek indi ci taax yi mais mu nekk des pôles de développement économique xam nga loolu mën na nekk autour de l'agriculture. waaw dëgg na ñuy wax ay agropole ak yooyu. gis nga. yu ci bëri ndax sa bopp la. ay taf yëngal la. est-ce que évaluer nañ ko exactement pour xam man contre ma agropole de xaw parce que dama koy jéem a saytu jéem a xool li nekk ci biir ak ni nga koy administration ba moo ëpp pratique ba dama ne xale yi ñi nga xam ni ñi ngi ci réew taax yi te defuñu fi lu bëri nekk di wër di jaay ay yoo xam ne amul solo nekk ci naaj bi suba ba jant soo des fois da ngay gis nit ki tu te poses la question yaa ngi xalaat waaye kii ala su timis jotee su ñibbee këram ñaata lan mooy bénéfice am. mën naa dem war nañoo mën a organiser xale yi daggal leen suuf defal leen infrastructure ne leen nag da ngeen di béy léegi suñu béyee ñoom danañ la wax fan lañ koy jaayee foofu laa bëgg a dellu si est-ce que am na hôpital boo xam ni malade ya fa nekk duñu lekk
déet y a combien de militaires armée du ñu lekk bu bëri. université du ñu lekk CROUS xaw ma na ngeen ko tuddee. centre des œuvres universitaires. mais ñooñu ñëpp dañuy lekk. mais loolu nag dafay laal intérêt yu bëri. dafa am ñi nga xamante ne. ay dóorkat lañu ñu ngi ci chaîne bi di importer di lekk parce que ñooñu boo leen dindee xëy na ministre bi sax nekk seen patron dañ koy compal ci affaire bi. loolu mooy problème bi. c'est corruption bi am ci affaire bi ci li nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ñu waxante ne ay commission ci affaire yi. waaw mooy loolu foofu mooy wax ji. commission yooyu ngay gis. importation ceeb yeeg yooyu ñii di ko wax ay dessous de table. waaw corruption rek. ok yooyu soo ko gisee administration bu bëri mooy créer loolu parce que nit ñi il faut ñu partager ci chaîne bi dafa am chaîne de partage. parce que xale yi bu ñu béyee mënuñu ko jaay am ñi nga xamante ne dañ leen may ñoom ñu dem importer. di jaay à la place de xale yi duñ dem. amul benn doomu aadama boo xam ni moo war a ëpp pouvoir état. ci yoon. waaw ci réew mu normal. waaw environnement bu normal. Sénégal nag normalul nag. su état bi décidé ni li nekk fii ci ay xale ci dëkk bi te amuñu xëy danaa leen créer environnement boo xam ni danañ mën a produire te li ñuy produire armée daf koy jënd COUD daf koy jënd mu am ay contrat yu leer que ni yow mii. da nga war a produire lii lañ la laaj qualité bii lañ la laaj nga koy joxe à temps bi ñu la ko laajee yaakaar naa ni ñu bëri danañ ci mën a gis seen bopp mais lan la ñuy def yow nga produire ñëpp dem produire oignon en même temps mu nekk quantité bu am solo amuñu fuñ ko denc. lay lamb. léegi nga dem fële soo demee Fouta nga jënd fa oignon à un prix vil loo xam ne jarul dara. njëgu saako bi ñu ko dugal sax moo gën a seer produit bi parce que am na benn ay waay yu toog fii biir Ndakaaru mën nañoo importer Hollande mën nañoo importer feneen ñu non loolu dafa war a dakk. di import di financer parti politique yi. mais déglu ma wax ak nguur gi loo xam ni depuis 1960 ba léegi yaa ngi koy def te avancé woo nga bëgg cee sax mais mooy saa waay yow bëggoo jëm kanam. réew yi avancé yépp ci àdduna ñi avancé ñépp ci àdduna dañoo commencé ndànk di produire seen bopp ak seeni mbir loolu soo ko mënta def moom nañu bàyyi man peut-être ñu jaay réew mi ñu partagé ku nekk jël sa wàll nga dem sa yoon ku fi toog nga nekk jaay. li nga wax am na joxe exemple ci Ngaye Mékhé mais Ngaye Mékhé am nay xale yu fa nekk yàlla may na leen xarañte ñu defar ay dàll. waaw lan mu tax Sénégal armée sénégalaise gendarmerie eaux et forêt di importer ay bot bitim réew est-ce que mënuñu former waa Ngaye ñuy defar ay ceinture defar ay bot defar ay sac ñu arrêté ko créer benn industrie foofu. mais lu bu fekkee bëgg nañ ko. lu bëri lu ñuy importer ci dëkk bi di ko indi fii di ko jaay fii mën nañ ko defar fii ci dëkk bi xale yi am nañu xam-xam bi am nañu xarañ bi mais amuñu ressources yi pour démarrer ressources yi nag comme dafa xawe dañ koy jengal parce que loo gis Sénégal rek. dañ ciy dugal politique. alors que benn politique moo waroon am mooy politique de développement endogène région bu nekk xam nañu potentialité bi ci lan la gaa yi mën li nga wax léegi su dee Ngaye Mékhé ñoom yàlla xam na ni ko soo fa rombee soo gisee babouche yi ñuy defal daal yi ñuy defar naa kii dañuy exporter sax waaw mais ñooyu soo leen créer facilité bi mais ñooñu da yaakaar nga ni danañ fa jógee di ñëw Ndakaaru nit ñi ñoo leen di fekk si foofu su leen nit ñi fekk see foofu mooy danañ mën a développer économie locale bi soo jëlee mbirum ceeb tamit c'est la même chose soo jàppalee ñi nga xam ni dans la vallée ou à Anambé ñoom ñoo fay béy ceeb bi ñu béy ceeb génne ceeb boo xam ni qualité la nit ñi war ko mën a lekk mu uteeg ceeb bi nga xam ni dañ koy importer bi ñu ko récolté il y a 10 ans dafa dem ba commencé di périmer ñu soo jëlee taux d'humidité bi presque c'est 0 ñu indil la ko fii ci port bi en vrac nga def ko ci ay sac ñëw di ko jaay nit ñi yaa noo parfumé mais parfumé mën nga ko produire fii. tey nga am jabar sax. voilà non yooyu mooy on rate les trucs tey bii ci li ci gën a metti li si gën a metti man personnellement li ma metti su ma génnee di xool mooy nit ñi dañ leen a formé wul. formation du dem université. wax dëgg yàlla. du dem ci école professionnelle mais y a ce qu'on appelle les champs d'école. nit mën nga ko jël yóbbu ko si tool
te foofu loolu la état bi war a def suñ dee dañoo am ressources yu ñu war a distribuer nañ jël xale yi yóbbu leen si tool yi am na ay champion yu fi nekk yoo xam ne ñi ngi def production mais ñu yóbbu leen foofu jox leen benn pécule ñu jàngal leen. naka la ñuy béyee suñu paree nga installer leen. et dem dans les zones d'émigration fii nit ñi di jóge pour tukki nga jéem a créer foofu un environnement mais doo ñëw fii nga ñëw soo bëggee def benn forage nga ne da ngay def irrigation suñ la waxee prix bi nga daw. Pourquoi au Sénégal tout est plus cher que Burkina Faso bi amul ndox. dana waar mais il faut que ñu expliquer ma man dem naa fa 7 ans. parce que loolu mooy problème bi. réew mi lépp a cher. Sénégal Dakar même fait partie des villes les plus chères du monde. parce que am na kenn ku waxoon mbirum Auchan exemple la joxe woon. soo demee ci Auchan bi mu nga jënd benn bouteille ndox 200 francs. sa mbokk boutiquier bi 400 la ko jaay di la rey. ñu naan Auchan dégage. alors que askan wi yëpp bëgg na dem jënd moins cher am qualité. am est-ce que amul tam ci xolu Sénégalais yi. problème boobu fondamentalement ku nekk boppam lay xalaat te nguur gi nekk fi yëpp Senghor ba Macky Sall amul est-ce que am na réelle volonté politique changer réew mi. waaw li nga wax moom lu am la nit ñi du ñuy jaawatle changer réew mi ak changer sa bopp. changer seen bopp. changer sa bopp boobu nag. moo gën a indi jafe-jafe si ñëpp nag amul kii amul kaa. amul nguur boo ko deful nag xale yi toj ca kër de. waaw parce que xam nañ li nga yore yow. laal da nga ko sàcc ci kees bi. exactement. waaw donc loolu lu war la beneen bi damay delluwaat si pôle yi. xam nga pôle agricole yi ñuy coow walla pôle zone économique yàlla dafa def tëral nu jox ñu depuis le départ ñu yeewu. si ay réalité naturelle seddale pôle yi au niveau national. pôle bu nekk bu ñu seet am na lu la yàlla jox si alal te mu wóor la ni alal jooju si ngay dunde si nga war a tedde si nga war a vraiment def si lépp. la zone de Tamba am na lu ko yàlla jagleel. le bassin arachidier Sine ak Saloum am na lu ko yàlla jox. xam nga banaana baax na fa. waaw exactement. La Casamance la même chose la vallée du fleuve Sénégal la même chose Cap-Vert bi tamit am na valeur mais bu fekkente ni loolu yëpp duñ koo dénaturer démanteler ko bassin arachidier bi ñu topp di béy gerte ba appauvrir ko amuñu benn gis-gis boo xamante ni. ko gerte gi walla dugub ji war nga am doxalin ba sàmm ko zone ferlo bi sàmmkat yi nga xam ne ñëpp ci la ñu bokk. te nga yore ay phosphate. xamante ne phosphate da ndëndoor yi. voilà léegi nag war a mun a defar suuf si. exactement léegi nag. da ko importer da ko exporter. exactement beneen bi mooy fu ñu dégg ni mine feeñ na fa fii zircon la fii kii la lii nekk fale phosphate fii. gaz fii pétrole fii pétrole xaalis feeñ na ñu ñëw di gas rek toxal baykat yi toxal population bi hectare boo xamante ni walla benn superficie boo xamante ni baykat bi bu ko mësaan a bay dina ci am chaque période de culture 7 millions dans la zone de Niayes Diogo nga xëy nga ne ko minerai baa ngi fi sous-sol la nguur a ko moom duñ say investir nga ni dama leen di dédommager nga jox leen tuuti nga jox leen ñu jënd kër tabax mais nañu seet ni bu ñuy dédommager nit ñi est-ce que mën nga dédommager tool boo xamante ni yow yaa ngi ko doon béy bokk ko sa njaboot soo demee sa doom di ko béy de génération et de génération lu ñu jox la tuuti million dans l'immédiat mais loolu je dis que c'est irresponsable. Donc nañu delluwaat ñu xam ni gox bu nekk am na ay valeur te ñu delluwaat ku si nekk fu ngay nañu mënuñu jëlee xale yi meeb leen ñoom ñëpp dëkk Dakar nañu fexe ba doxal d'abord ñi fa nekk bu ñu ñee leen suñu leen ñee bu boobaa ndànk-ndànk nit ñi duñuy dellu mais bu fekkente ni dara nekk gu fa nga meeb leen yóbbu kenn du dem amul préparation amul njàngat amul dara ñu dem def benn yoon te fekk comme ni ko bari waxee xaalis baa ngi ni mais on n'a pas étudié approche yi ñu war a def ba nga xamante ni li ngay dugal dina sax bu boobaa yàq la
est-ce que programme yu ñu nas yi ay PUDC ay Promoville yooyu yëpp est-ce que yéen askan wi nag ci suuf consulté na leen waxtaan ak yéen bu ay politiciens lañu jël rek waxtaan. non mën na ndax mënuloo wax ni waxtaanuñu ak askan wi ndax bu ñu ñëwee ci façon bu ñuy doxalee nit ñi mar nañu bëgg nañu forage jigéen ñi daañu la wax ni bëgg nañu fu ñuy wole daañu la wax ni bëgg nañu lii bëgg nañu laa. mais bu la installé machine buy wal. waaw formé wuñu kuy walal machine bi boo demee machine bu paane ñu tëj ko. même machine buy wal bu ñu la ko joxee tamit te fekk jàppale wuñ la ba nga am loo fay wal. doo wal dara de façon régulière c'est ça la question. donc dëgg la ñu ngi joxe mais nu ñuy joxe nañu delluwaat jël le temps qu'il faut waxtaan ak tous les acteurs la société civile bi fa nekk baykat yi fa nekk sàmmkat yi fa nekk. li ma la ko waxee ñëpp a ngi gëstu su ma jëlee IPAR par exemple def na benn étude sur l'emploi des jeunes. lan la ci wax. bi mu defee étude bi génn na ci ay ponk benn du ñoo war a d'abord reconnaître que jeunes yi am nañu sañ-sañ jot ci suuf si bokk ci suuf si bokk ci gouvernance bi fu ñuy dogale ñu bokk ko ci biir terroir bi ànd ko nguur gi. war nañu fexe tamit ba xale yi nekk ci d'abord comme ni ma la waxee sànq ci terroir yi ñu am pexe nu ñuy waxeek ñoom te nun tamit on le dit tant que amul écoute mutuelle nga may déglu ma lay déglu ci teey ak dal du sotti te fekk tamit na leen wóor ni am na lu bari bu génnee fii xale yi nekk fii ñu ci gën a bari ñoo gën a mën a am accès à l'information te fale ci kaw ga loolu amu fa loolu yëpp nekk na ay gàllankoor ay yoo xamante ni du tax nit ñi mën a àgg ci mbir mi donc en même temps aussi di faciliter jokkoo xale yi di weccante xalaat boole ko nag ak formation bu dëgër donc bu fekkoonte ni ñu ngi ko doon doxalee noonu di gëstu di boole yeneen gëstukat yi yeneen nit ñi di def ci biir mbir mi dina sotti donc comme ni nga wax nii ci njaay mi Auchan par exemple mais tey xam nga wallaay Sénégal am na lu ko yàlla may soo seetee la zone de Niayes fruits légumes yëpp fa la daan génne mais ñu topp industrialisation bi topp urbanisation bi ba yëpp yàqu na Niayes tey man 75 laa fa dugg mais dama fekk ay ñu koy waxati ay lac nga xam ne duñ ci doon napp mais tey amatul la nga xam ne boo waxee nga am ndox mi di daw ñu cultiver désertification ñu borom alal yi yeewu malgré la loi domaine national tëjoon na ku jënd ak ku jaay mais ay colonel ay boromi xam-xam ñi xam li loi bi def ñoo ñëw ak côtoyer baykat yi nangu seen suuf nax leen rek du ñuy wax duñ may wala duñ maa délibéré fekk am na leneen lu ci jaar wut ko titre foncier tey soo fa demee te nga xamoon ko tout est morcelé def nañu seeni mango soi-disant mango jekki jimmi jamono xam nañ ni léegi am na spéculation ñëpp mab nañu ñu Ndakaar bëgg ñu dëkkuwaay paysan jas yi ñii dëkk ñaay jandeer ba Mboro benn la kenn mënu laa wax ni mu mel léegi nag ñu nekk nag di xëccoo ndox mi baykat yi soxloon seen nappe phréatique di ko xëccoo ak Ndakaaru parce que population bi yëpp a ngi fi xëy na Lac de Guiers mënatu leen dundal di def nag ay forage yoo xamante ni affaire bi day asséché mais am na nu ñu doon doxalee bokkuñu climat soble bi waxtu bi muy ñor Fuuta ak bu muy ñor fii bokkul dégg nga carotte bi noonu leneen lii noonu bu amoon tamit un accompagnement bu wër au niveau de formation ak accompagnement sur la planification des cultures boole ko ak stockage au champ mënoon na am mais ñu organiser ba nga xamante ni lu ci gën a bari am na gaa mais mu ëpp foofu xëy na tubaab bi am na alal ñëw na tabax walla am na lu mu fay mais nañu fexe ba nga xamante ni production boo xamante ni duñ koy organiser ba mu mun a fournir au champ lu doy fekk lu jógee ci terroir yi ñooy alimenter au champ bu boobaa nag bu amee organisation daañu mën a organiser prix yi
daañu mën a contrôler prix yi. mais bu fekkente ni loolu amul Auchan am na Auchan tamit est-ce que prix bu muy proposer nii léegi nekkul loo xamante ni duñ ñuy jafar rek bu ñu demee ba miin la leen réer. commence yokk fu ñu jëmati. donc loolu yëpp dafa war a am organisation. loolu mooy prospective. war a am accompagnement. soble bi ñuy béy carotte bi ñuy béy te mbéy ko nag mbéy mu sell te mucc ayib mooy mbéy moo xamante ni tamit. écolo. kii écolo. sans pesticide. bon sans pesticide engrais. vraiment mais ça c'est obligatoire ndax fokk ñu delluwaat dundal suuf si engrais du ko dundal ba tey organisation paysanne yi CNCR FENAB ñoom ñëpp ñu ngi organiser wu di gëstu encore tëgg nañu proposition jébbal ko président pour une vision pour une transformation agroécologique ndax lu ñuy dundee mënatuñ koo dundee mais est-ce que daañu nu déglu peut-être que daañu nu déglu ministre bi day neen dinañu déglu mu ngi nay déglu je crois. donc est-ce que déglu dina bu fekkee banque mondiale ak FMI dañuy toog fii parce que ñëpp dañuy banque mondiale FMI développé ñu benn réew seen politique la ñu yore ñoom li leen intéressé mooy profit bi bokkul ak askan wi. waaw loolu am na ci loo xam ni dëgg la mais dama yaakaar ni réew mu nekk yaa war a mën a développer sa bopp. yaa war a mën a développer fulla ba kay. waaw da ngay am fulla ak fayda quoi. soo bëggee avancer. parce que bari na réew yoo xam ni ñooñu gënoon ndóol ñoo leen tane woon en 1960 bi ñuy am suñu indépendance. Corée ñoo tolloo woon. Corée du Sud way. waaw tey léegi defe naa xel dajul sax ñuy comparer ak ñoom. ñu defar Samsung bu ñuy gis. soo jëlee fii ci sous région bi sax. am na réew yoo xam ni dañoo def ay transformation yu am doole comme Burkina Faso def nañu ay transformation yu am doole ci seen agriculture mais man dama yaakaar ni agriculture métier la. man foofu laa ko wékk agriculture métier la du looy def rek parce que amoo leneen loo def loolu la ñu war a génne ci bopp nit ñi métier la boo xam ni war nga cee mën a tedd comme médecin bi ni muy teddee fële à l'hôpital comme ingénieur bi ni muy teddee fële te loolu mën naa nekk c'est-à-dire dañoo war a xalaat naka la ñuy transformer suñu agriculture ba def ko une agriculture productive su ma xoolee parce que maa ngi doon saytu temps yi passé yi parce que tey mooy journée mondiale de l'eau journée mondiale de l'eau thème bi lan la c'est valuing water. Ça veut dire quoi? Ça veut dire valoriser l'eau, donner à l'eau une valeur économique. loolu la donc. te les batailles futures c'est autour de l'eau. mais kooku moom sax dafa du bataille future sax parce que le présent. fi ñu toll nii tey fi ñu toll nii tey adduna bi li ko lëmbal li ko jaxase. mooy ndox moo ko jaxase mais ñun yàlla may nañu ndox foofu laa mënula comprendre sénégalais yi. foofu la am problème comprendre c'est que ñun dañoo am un problème de gouvernance institutionnelle de l'eau loolu mooy dëgg gi te nañ ko wax rek te dee dañoo am problème institutionnel de l'eau de la gestion de l'eau loolu lu ko waral waaw lu ko waral mooy dañ ko jël tasaare ko ci ay ministères yu bëri dama dal benn exemple boo xam ni man su ma koy kii sax daf may metti OLAC mooy lan office des lacs et des cours d'eau waaw naka nga mën a amee OLAC après nga am DGPRE direction générale des ressources mais da ngay am DGPRE nga jox ko pouvoir bi ñoom ñoo war a gérer parce que nan nga mën a defee planification de la gestion de la ressource en eau alors que tu n'es pas responsable des cours d'eau mais loolu mënta nekk doo mënoo xam xalaat boobu fu mu jógee léegi man daal dama yaakaar ni francophone yi yàlla moo ñu mën a yërëm quoi on passe toujours à côté de la plaque parce que li fi am soo demoon ci pays anglophone yi amul pays anglophone boo dem lan moo fa am dafa am lu ñu naan water commission efficacité water commission boobu moo gérer lépp luy ndox comme mooy équivalent DGPRE donc lu ñu jël ñooñu jox leen pouvoir bi ñu leen war a jox avec des mandats précis et clairs avec des résultats quantifiables et mesurables yoo xam ne lii la mais ngay dem tu peux avoir un office du lac de Guiers kooku mën naa ko comprendre parce que le lac de Guiers dafa stratégique mais nga xëy suba teel transformer ko def ko office des lacs et cours d'eau watay lan ngay bëgg a wax foofu maa ngi jégalu sax xaw naa wax tuuti anglais waaw dugal politiciens yi rek case politiciens yi rek c'est-à-dire que loolu mooy njiit li suñu njiit yi
dañ leen a xelalul du nit mënul a xam lépp la fonction d'un état c'est pas de créer des emplois waaw condition la état kenn waxu ko da ngay créer ay emplois parce que ay fonctionnaires rek la mën a la mën a recruter mais état dañ ne ko da ngay créer benn environnement boo xam ni doomu aadama bu ñëw bu dëkk ci réew ma war na cee mën a gis boppam créer ses propres emplois donc loolu lañ leen laaj li ñu leen laaj mooy tey nañu xool tous les projets qui sont au ministère de l'agriculture ñu jéem a seet naka lañ leen di fédérer de manière de une synergie efficiente waaw efficiente projet yi nekk si bokk même objectif wàññi kat yu bëri yi essence yu bëri yi di wër réew mi rek fekk dafuñu dara gis nga avec peu on peut bien faire bi Kofi Annan di wax more crop per drop mooy goutte d'eau bu nekk nañ ci produire le maximum boobu xamoon na lu muy wax te ba mu koy wax c'était en 96 boobu ba léegi ñun jànguñu leçon bi ñeneen ñi jàng nañ leçon bi ba raw ñu mais Sénégal nag loo fi teg gars yi ku nekk ñëw indi xam-xam boo xam ni politiser ko taxawul ci dara ñu jox la ay des statistiques qui sont complètement fausses mooy taf yëngal yi waaw man sax du ma wax taf yëngal dama ay fen yi neen ñu taxaw lañ lay tegal ci kaw taabal ji bëgg nga gëm ko su fekkee nag yow yàlla def na ni gis nga li xew feneen bitim réew xam nga niñ koy évaluer mais soo xoolee c'est ay ree la lay def xam nga tey soo ma bëggee wax ni population Ndakaaru kii les villes là centres urbains yi am nañu accès à l'eau à 98,8% ma est-ce que mën naa laa gëm su ma wee su alors que à côté de chez moi xam naa ñoo xam ne amuñu robinet wala seen robinet du xel donc dafa am yoo xam ne dañoo war a delluwaat ci lu simple sérieux lu sérieux ki lan mooy ndeyu tey naka la tuuti forage Sénégal moo gën a seer forage Burkina Faso yoon de te Sénégal am port lan mooy ndeyu man ma war a mën a gas forage di fay 100,000 francs mètre linéaire de forage environ ici dans ce pays là non alors que matériel bi fii lay jaar balaa mu dem Burkina non alors que au Burkina maa ngi waxtaan ak ay nit kii bu yàggul comme man Burkina def naa fa 7 ans di te ci damaa defar ay forage damaa defarlu ay forage ma fay ko ma ñëw fii bëgg a def forage sama tool ñu wax ma prix bi man damaa jaaxle man sama bopp ma ne lii naka la mën a demee et puis cheminement bi ngay jaar pour nga am sax autorisation pour nga mën a jël ci ndox mi pour nga soo waxee ñu ne la code de l'eau code de ceci police de l'eau peut nañu toogaat dalal suñu xel yi seet naka la ñu mën a def pour mën cee génn yàlla sédd nañu possibilité yoo xam ni suñu vraiment mutualiser suñuy effort suñuy xam-xam suñuy mën-mën suñuy gis-gis war nañ cee mën a génn te affaire yi développement nañ ci génne le côté politique de l'affaire la politique politicienne nañ jéem a seet naka lañ koy arranger béykat yi c'est vrai que bon ma liggéey naa ak CNCR IPAR la bokk tamit mais je veux dire une chose dafa am terme yoo xam tamit dafa war a évoluer dañoo war a des un peu plus loin loo wax ñu ne la nañ delluwaat ci exploitation familiale man dama ne léegi nañ ko xalaataat ñi ngi wax exploitation familiale boobu ba léegi qu'est-ce qui nous empêche de dire entrepreneuriat familial boo xam ni du rek li may produire mais dama koy transformer damay def leneen ak leneen ci biir mu jul koom-koom ci biir mais béykat bi bëgg na li doomam dem jàng ci l'école mu koy fayal bëgg na su feebaree mu mën a faju bëgg na dëkk ci bâtiment bu taxaw bëgg na am accès bëgg na am électricité bëgg na mën a am téléphone bëgg na am de l'eau courante donc nag te loolu suñ ko doolelee ba mu mën nekk entreprise au niveau de la famille danañ def lu nañ jël le monde rural ñu transformer ko et c'est ça mon slogan mon message toute politique qui ne tend pas boo xam ni jéemu la transformer le monde rural pour en faire un pôle de développement économique tant que defuñu ko dañuy suux duñ jëm kanam. est-ce que jarul ñu def assise du développement réel laa wax de waxuma développement taf yëngal yi ñu toog waxante dëgg xool nu ñu mun a transformer réew mi jël xaalis si réew mi duggal ko ci askan wi mu leer nañ jëlee tamit nga xam des gens honnêtes qui peuvent faire le travail bàyyi petit fonctionnaire yi nag fu di sàcc xaalis bi rek di taf yëngal di jël oto yi di def ci carburant ou bien di commander ay oto 12 millions 15 millions 20 millions alors paysan da ngay seeti amul sax 2 francs.
waaw defe naa ni loolu moom lu. budget de fonctionnement yu bëri yi di fay directeur 4 millions 10 millions. ah oui mais loolu daf ci am loolu moom lu war a am la et puis suñ koy def il faut que mu nekk ay assises yoo xamante ni qui repartent de la base. gis nga comme ni ko bari waxee léegi émergence bu ñuy coow du loo xamante ni danga koy tabax ci kaw. day jógee ci suuf dal di émerger les exploitations familiales bi yi nga wax d'accord naa fokk ñu tendre vers l'entrepreneuriat familial effectivement loolu la li ci des kay ndax loolu tamit dafa di loo xamante ni bu mu nekk rek concept mais day créer wu de façon naturelle accompagnée avec formation ak li ñu wax yépp avec vision foncier bi ñuy coow moo tax ñu bëgg a réforme bi foncière bi ñuy def mu sukkandiku ci loolu ñu xam ni mënuloo am alal nit bu toll ni suuf te nga am population bu toll ni boo koy gouverner war nga xam naka nga koy gouverner ba nga xamante ni effectivement baykat bi agriculture c'est un métier élevage bi métier la duñ koo war a defar toppatoo ko def ci li war mais doo foog ni suuf si mu ngi ni ndox mi mu ngi ni xale yaa ngi fi mais léegi fokk borom alal yi jógee fale ñëw nga jox leen suuf sans contrôle des milliers d'hectares ñu def ko titre foncier mais tu vas laisser les générations futures où donc loolu CNCR yoo IPAR yoo nun ONG yëpp ñi ngi ci ay réflexion yu rëy te yenn projet yi balaa ñu koy def wax nga ko sànq il faut que ñu natt évaluer te évaluer tamit du caagi rek ngeen baal ma yéen experts yi nga jël ay experts ñi leen wax nañu lii mais nañu dellu ci terroir yi ñu bokk natt projet yi nga xamante ni taxawal nañ ko maanaam vraie évaluation par exemple bu ma la déggee mooy vraie évaluation bàyyi nga toog Dakar fu bien ñu ne nag demal évaluer nga dem 2 jours ci àll bi fanaan ci hôtel yi yeewu rek bind benn rapport bu ndaw ñëw évaluer nga xam nga avec truand la yëpp am na ci exactement il faut que mu am réellement l'évaluation réelle une évaluation sur le terrain participative inclusive ñu nemmeeku li population dërëm bu nekk ñu xam dërëm bi fa la dugg. je prends l'exemple des barrages maa ngi dégg démb ngeen di wax les vallées fossiles le problème de l'eau se pose comme ni mu ko waxee man y a plusieurs années jàng naa ci borom xam-xam yi les chercheurs la 3e guerre mondiale yàlla na su yàlla musal ndox lay doon risque de partir de l'eau oui te léegi boo dégloo ni ñuy wax ci kaw li may dégg ci débat yi de là-haut fu ñu waxee ñi ni l'Afrique c'est le continent de demain effectivement boo seetee ndox mi wax nga léegi Sénégal lu mu am ci ndox wax nga lu ñu seet lu ñu am ci suuf li ñu am ci bras mais bu ñu xamee ni sunu milliards yu ñuy tudd du jaar fu mu war a jaar ba ñu transformer l'entrepreneuriat bi nga wax rural de la production jusqu'à la transformation ba ci consommateurs yi tey ngembu bokk tamit lekk lu sell am lu durable surtout ak conséquence Covid bi ñoom ñëpp tey ñoo bëgg états généraux léegi loolu suñu deful ndànk ñeneen ñii ñooy ñëw dinaan daañu nu defaral lii daañu nu defaral la continuer di def xale yi des manœuvres mal payées dans leur propre terroir coow li day continuer par exemple je prends l'exemple des barrages de Diama et de Manantali man buñ koy taxawal xëy na mag laa gaa mais awma woon benn réflexion yi mais li ma daan dégg sama ñoom papa di wax mooy nee nañu kay bu ñu defee barrage Diama ak barrage Manantali fii moom du ñuy béy noor du ñuy béy nawet yëpp day naan gàññ mais tey allons-y évaluer y a rien bu ñu koy door ENDA avait réalisé une étude les enjeux de l'après-barrage mais comme que dawal nañu pendant 30 ans wala 30 ans et quelques sinon plus mosuñu évaluer nañu dem natt bi nag nañ ko ànd ak béykat yi su ma la waxee ni tey en plein Île à Morphil xorom baa nga fa xorom Île à Morphil géej la xanaa mais c'est-à-dire que y a la gestion de l'eau qu'il faut arriver à gérer absolument
bokkul nag ak feebar yi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy dundee. nun sunu classe gi. ay bilal bu ñu daan sangu si ndox mi boo xëyee suba le courant passé ndox mi day tàng jër nga sangu naan fóot te juróomuñu benn bekk kii léegi mënatoo naan si ndox mi mënatoo ko yàq nañu culture de décrue yi maanaam nga xam ni nit ñi ak seeni kattan te bu musaan am waalo bi yëpp duñ koy bay. ñu ilam bi loolu tamit nañ si def ndànk vallée fossile yi weddi wu ma ko de. ndax dama foog ni li taxoon lii béykat yi lu ñu defoon ci seen xel ak li yëkkati barrage yi xaw na wute barrage yi léegi on comprend que li leen yëkkati mooy produire électricité donc am na un certain niveau boo xamante ni dex gi waru faa weesu te ndox mi c'est contrôlé mais loolu yëpp may ma une minute loolu yëpp naka la ñuy def ba nga xamante ni ñu def attention vallées fossiles yi quelles conséquences ça va entraîner dans les terroirs entre agriculteurs ak éleveurs. Entre la salinisation des terres. donc nañu seet bu baax a baax a baax. yaaduloo ko et même encore c'est des pratiques aussi c'est organisation modèle de gouvernance avec les communautés locales. les institutions rek mënatuñu gouverner réew mi te. boolewuñ ci waaw temps bi nag jeex na nag. bari rapidement. waaw temps bi jeex na mais kooku war na on doit faire le. war na nekk objet d'un débat assise du parce développement que man yaakaar naa ni yu bëri même enjeu ndox ak créé li mu nar a créé ak position bi ci Sénégal nekk position Sénégal dafa am benn position stratégique boo xam ni dans le domaine de l'hydrodiplomatie nous sommes parmi les premiers au monde. tey loolu la ñu waroon exploiter sur le plan international te defe naa ñi ngi ci parce que aujourd'hui li am entre Éthiopie ak Égypte Sénégal mën na ko régler te mën naa jur lu baax. voilà yooyu man foofu lay terminer en disant que ni war nañoo mën a toog ñu discuter problème mu ndox ak agriculture naka lañ koy gérer. avec les communautés. waaw jërë ngeen jëf. te yërëm naa ñi ñuy jiite. parce que vraiment je pense que ils sont pas bien conseillés. jërë ngeen jëf temps bi jeex na nag maa ngi nag jéggalu ci auditeurs yi xaababal nañu benn minute waaye développement réew mi moo ko laaj Mouhamed Kandji ma bàyyi la ngeen ñëw def journal di leen gërëm yéen ñëpp ñëwoon fii di gërëm auditeurs yi doon suivre seen émission bi di gërëm téléspectateurs yi yéen ak jàmm iRadio la première vision du Sénégal jërë ngeen jëf.